dis pourquoi ils sont pauvres. Je leur dis qu'est-ce qu'ils peuvent faire pour arrêter la pauvreté. C'est ce que je fais pour les pauvres au Sénégal. Je n'ai pas besoin de te dire d'autres choses. Mais pour que seulement nga xam, dama len nek di jangal nu ñuy nappé jeun au lieu de ma len di may jeun. Donc lolu moy li nga xamné yow lolu la la bëgg tontu parce que toute personne mérite une réponse. Donc yow tamit ak no meuna médiocre vraiment mérité nga réponse. Voilà, ma jël suñu frère bi en attendant. Voilà, bonsoir frère, qui El Hadj Moussa la. Allo, asalaamaaleykum sama maga ngoob El Hadj Moussa yaa ngi nii nuyu naa la sa frère patriote. siyaar naa la bu wér a wér. waaw yow moom bokk nga ci ñi nga xam ne sax vraiment barki Dembo Ndiaye bi ñuy génn fii di xeex comme mayul sénégalais yi droit ñu génn Sénégal xeex yow bi ñu ñëwee New York di xeex bàyyi nga sa liggéey Boston nga dugg sa oto dawal 4 heures de temps ñëw bokk ci xeex bi nga dawalaat 4 heures de temps delluwaat ci sa biir dëkk. Voilà, ñu ngi lay bàyyil plateau bi léegi vas-y. loolu bira maa ngi lay siyaar di siyaar gars yi nekk si ligne bi yëpp di leen jox seen wàccuwaay naan leen dal leen jàmm. dinaa la grand loolu c'était juste l'entrée échauffement la woon. voilà gars yi di xam ni que lépp dëgg la jukk wala dem fekk di Macky Sall pale defaral ko bagage jot. boobaa dinañ xam ndax nous sommes prêts wala nous sommes en train de s'amuser wala on perd le temps. Comme nous ko yàgg a waxee rek. le combat c'est un combat boo xam ne ça nous tient à cœur. Ce n'est pas notre combat personnel, mais c'est le combat de nos enfants. C'est le combat de nos petits-enfants. Suñuy rakk ak suñuy doom la ñuy xeexal. xeex bi du xeexu benn naaru góor. parce que naaru góor yi ñoo ngi toog seen ruq toog di noble di dund di seetaan. et le pays va mal. le pays va vraiment mal. keroog ba ma toogee xool ay xale yu ñuy enchaîner. seulement pour jàngal leen daara. pour jàngale au 21e siècle 2019. Un pays en voie de développement, nga xam ni que y a un problème. Il y a un problème. Jamono ji kenn yeewatu buumu jaam yi dagg na. buumu jaam yi dagg na. en même temps ñuy deetawaay un député doomaraam buy defal faux billet. On ne sait pas c'est quoi ce bordel. pareegunu si boobu ñuy wax tamit drogue aéroport jàpp ay kilo de lu ñu doon wax lépp temps yi yëpp topp si di leen ko yàlla nga koy leeral di leen weer benn par benn. Exactement. mais lu ma jaaxal sénégalais yi léegi ñoom lan la ñuy xaar ak lan lañ bëgg. démb gis nga yàlla wàccal boppam téye seen loxo. El Hadj Moussa gis nga démb li xew aéroport JFK. moom lay wax mais loolu lay wax lépp bu gazeli. voilà lépp bu gazeli. lépp dina leer lépp bu bon sa gars. vas-y lépp na kii xam nga ay temps defoon naa fi benn poste ma dugal fi ma daal di ne non foog ñu daal di wax gouvernement américain c'est-à-dire que ñoom ñoo ngi yàq système seen dollar bi moo bëgg a daaneel seen économie ma dugal ko wax ko. so am ay nit ñu ñëw ñu ma tontu si suuf daal di ma ne non man dama dof parce que Bougazelli benn nit la bu ndaw la te ab sénégalais la nan la mën a daanelee économie. ma ne leen yéen on parle des milliards en faux billets on parle des milliards en faux billets loolu waxuma la économie rek mais mën na daaneel lu raw économie parce que dafa am loo xam ne ni que da koy def si dëkk prenez l'exemple de la Guinée. Prenez l'exemple de la Guinée tey jii nii ñun Sénégal nous sommes un pays lu ko waxti c'est la porte de l'Afrique am na yenn doxali nii suñ koy doxalee rek baaxul si ñun baaxul si suñu économie baaxul si suñu business mais le problème en est que instant gii nii nag sénégalais ba léegi xamuñu lan leen bëgg ak fan leen wala taxaw te il est temps nu xam lan leen bëgg. allo maa ngi déglu. yeah parce que affaire yi dama faroon dafa coupé. parce que dama la déglu dama la bañ a dog maa ngi lay déglu li ngay wax moo am solo. instant gii nii dañoo toll si benn tournoi boo xam ne comme nu ma ko waxee tous les grands pays wala tous les grandes nations qui se respectent en tant que tel ñoom nekkatuñu di xool si nu ñu defaree puso ñoom ñoo ngi xool nu ñu àggee si planète Jupiter ay planète Mars ñoom romb nañ Lune. ñoom yónni nañ ay vaisseau spatial di lijjanti yeneen nous en Afrique nous sommes toujours assis à se torturer l'esprit si ay affaires yu ñàkk fayda diw ñeeño la diw lii la diw moo def lee diw moo toog fii diw moo kii ak diw moo li te alors que l'essentiel est là devant nous nañ récupérer suñu dëkk teel ko suñu bopp liggéey ko on a les capacités on a les moyens te on a l'énergie nañ gëm suñu bopp
nañ gëm suñu bopp te yërëm suñu bopp ma looloo ma metti moo ma tax chaque jour may dugg si combat bi tamit di ñaanal Sénégalais yi pour nu yeewu lu ñuy wut si Europe lu ngeen di wut si États-Unis lu ngeen di wut si Japon wuti ko Angleterre whatever fépp fu mu munti doon c'est sous nos pieds en Afrique moom si suñu suufu tànk yi comme boog na nit ñi yeew nu man koo nekk benn joxante loxo daa di xam ni que bon lépp luñ fiy jéem a jaay kenn du ko yóbbaale si kaw suuf sànq maa ngi koy wax sama mbéy maa ngi ne àdduna gi nii suñu président yi surtout Afrique leen moo leen sonal mooy ñoom dañu liggéey pour am way bu rafet mais ñoom dañoo foog ne liggéey bu jaar yoon mooy liggéey sàcc xaalis bu doyal bàyyi fi compte gu rëy dem te dañuy dee bàyyi ko fi. alors que ni ko xoolal Thomas Sankara il n'a pas régné même pas 5 ans 3 ans la def comme affaire yi demee noonu mais xoolal son histoire ça grandit de mois en mois ça suit tous les continents. loolu la ñuy xaar si ñoom loolu la ñuy xaar si suñuy nguur ak suñu nit ñi yàlla nu yàlla sàmm yàlla na yàlla ubbi xelu sénégalais ba nu mën a booloo nekk benn jug def combat bi xam fan mooy le point xam lan mooy le but xam lan lañ war a def comme ça nii nu daal di jug def ko si barke Seydina Mouhamed parce que yàlla mën na ko quoi te nag di jégalu gars yëpp di leen jégalu di leen jox seen wàccuwaay di leen jégalu bu wér a wér. merci grand sa liggéey rafet na comme toujours. leen jégalu. voilà donc aussi balaa may jël keneen. ku bëgg rek mën ngaa woote ci WhatsApp bi on a encore 10 à 15 minutes qu'on peut partager avec vous mais balaa may jël keneen ma ñëw rek encore ci suñu frère Ibrahima Bari mu ne Tunkara on ne veut pas de violence dans le pays et tu as parfaitement raison Ibrahima Bari on ne veut pas de violence dans le pays ma maman habite dans le pays mes frères habitent dans le pays mes sœurs habitent dans le pays mes cousins mes cousines et comme vous un autre frère. Donc, on ne veut vraiment pas de violence dans le pays. Mais surtout, il faut te mettre dans la tête que si la violence est ton seul moyen de libération, donc il faut que tu fais la violence pour que tu puisses te libérer. Ou bien tu fais la violence au moins pour pouvoir te défendre. Tu as vu, chez nous en Amérique, on a quelque chose qu'on appelle self-défense. Self-défense, voilà, vas-y, bismillah frère ñëwal. asalaamaaleykum. waaw sœur boobu jéggalu naa xamoon naa ne dinaa juum au lieu ma ne frère ou sœur léegi ma jékki-jékki rek ma ne frère xam nga loolu tooñ naa waaye nag maa ngi jéggalu bu wér loolu mooy sexisme bi ñuy wax. xam nga. waaye temps yi Youssou Ndour moo ñu bëgg a def lavage de cerveau ba ñuy grève contre suñu sœur yi mu naan góor day tàlli jigéen moom lan moo koy tere tàlli adduna bi ñëpp a war a tàlli góor bi jigéen loolu état d'esprit la. voilà état d'esprit la. voilà xelam moo toll noonu. voilà xelam moo toll ne léegi dañ ne góor baax na jigéen baax na. en tout cas. voilà mais xelam moo toll noonu xam nga dafa am ci genre nit yoo xamante ne noonu la ñuy xalaatee ci domination. moom moo tax man na soxna Ndeye xam naa nag janax day bëri pax. xam naa di nga ne waaw kii tey jii. ban numéro la wootee nii. comprendre naa xam naa baat bi moom bi ma déggee baat bi rek comprendre naa. oui noonu waaw léegi nag xam nga ñu doon wax ci affaire li am tey jii nii muy marché bi nga xamante ne moom moo amoon tey jii. te vraiment Guy Marius Sagna keroog bi ñu génnee dem place de l'Obélisque. ndeysaan. waxoon nañ nekk tey jii dinañ def marche bi. voilà ba palais pacifique. waaw pacifiquement ba palais et que sénégalais yi waroon nañ génn d'autant plus que loxo ci poche kenn ku nekk nag di nga génnee sa poche def li nga xamante ne moom nga war a def ci courant bi. xam nga kilo mburu yokk nañ ci ñaar dërëm sax population jóg waxatuma laax nag ñu jëlee facture boo xamante ne dañ koy jëlee 10 000 francs ba yóbbu ko 60 000 francs lu ko waral. c'est grave. lu ko waral xam nga ñëpp seetaan nañ jour yi li nga xamante ne moo xew assemblée nationale. dëgg la lépp loo xamante ne Sonko mu ngi ko doon wax ci montant yi nga xamante ne ñu ngi koy sàcc. il faut dire que moom parce que loolu du randal du lenn ay sàcc lañ. te loolu dafa ci ministère yëpp. xam nga ba am ñoo xamante ne sax ñii ci assemblée bi nii am na ñoo xamante ne voilà on se rend compte que ñoom tamit vraiment sàcc nañ alalu Sénégal bi yëpp. et mu leen doon wax que ne alal ji nga xamante ne ñu ngi koy jël mais loolu ak li nga xamante ne ñu ngi koy leb
ak impôt yi nga xamante ne ñu ngi ko war a fay multinationaux yi war ko fayuñu ko classe Youssou Ndour gi war ko fayuñu ko mais loolu dafay nekk turu ci kees goo xamante ne population bi dañ koy mujj fay parce que fan lañ koy jëlee trou boobu pour combler ko dañuy obligé dem jël ci population boo xoolee tey jii ñu naan dañu dem ba Sénégal amatul xaalis léegi ñoom dañu naan bëri kenn ku nekk ñu bëgg si jël si yow benn 50,000 francs ça fera des milliards yi nga xamante ne mooy li nga xamante ne moom la ñu déficitaire si population bi lañ ko bëgg jëli lu bari ko xaalis boobu ñoom kaaw nañ ko mu ngi si paradis fiscaux yi léegi nag population bi encore si ñoom lañ ko nar a jëlee chaque mois du benn weer de seen facture yi moo tax gis nga ku mel ni Guy Marius Sagna dafay koo xamante ne day xeexal boppam xeexal ñëpp waaye daf Sénégal nag moo ko ñor Sénégal lay xeexal parce que bu doon xool ci Sénégalais yi rek kon du génn jamais bu doon xool ci Sénégalais yi kon du génn ndax kenn ku nekk war nga xam ne Sénégal ngay xeexal c'est le futur du Sénégal nga war a xeexal sa réew nga war a xeexal parce que bu ñuy wax naan tey jii nii démb ñu ngi wax naan voilà xale yi dañ leen jatang ñi naan xale yi dañ leen jéng mais ñun dañoo yàgg jéng n'est-ce pas te muy dëgg nit koo xamante ne bu dee ne c'est à l'extérieur du pays muy France du France rek nag suñu amee dara lu ñu soxla si ñun lañ koy jëlee en tout cas li ñuy wax citron pressé mooy da ngay jël lingam rek nal ko ba mu jeex système loolu doole la bu ma la waxee dara doo ko gëm mais fi may wax ak yow nii ñibbi sama réew rek laa bëgg mais sama doom yi sax buñ ma laajee ne ma papa dama bëgg a dem Sénégal damay ragal yónnee leen Sénégal parce que y a pas de sécurité dañoo jëng lii mooy jëng mais ñoom lan mooy jëng vas-y continue ma ne barka dem ñëpp gis nañ ki nga xamante ne seexam dafa def accident imagine mu di ko xool hôpital bi ñu ko yóbbu ñu ne mënuñu ko faj duñ ko faj duñ ko jël duñ ko laal ay médecins yu assermenté waat jëluñu ko seex xam nga seex waaw mu ngi benn nit des vrais benn ovule la moo xar ci digg bi benn nit la seex vrai jumeau benn nit la nga di ko xool ba mu dee si sa ay loxo amul benn hôpital bu ko nangoo jël imagine te ay kii takk der ñoo ko mbëkk ba pare jëluñu ko en charge ce n'est pas la première fois yaa ngi dégg bu ma ñëwaatee si sujet bi muy Guy Marius Sagna ñoom jàpp nañ ko tey jàppoon nañ ko Abdou Karim kenn xamul lan lañ ñu delloo nag ba muy dem dara jotu ko waaw dara jotu ko de poisonné woon nañ Abdou Karim dara jotul Guy Marius Sagna bi muy dugg ci kaso bi il était fort. bi muy dugg daal dara jotu ko. gis nañ ko ci buntu pale bi dara jotu ko. voilà dara ñu ko fi andiwaatal ba na mu meloon. waaw ñun nag ñu ngi leen di laaj loolu. voilà kanta ndeysaan ba ma gisee image yi dama ne Abdou Karim bu fi nekkoon tey jii nii. maa ngi ci fu Guy Marius Sagna tëdd tey ji mu tëdd parce que daf si am ñoo xamante ne Sénégal moo leen ñor. parce que duñu jaay seen ngor. wallaahi. dafa am ñoo xamante ne duñu dellu ginnaaw ci li ñuy def ay waay buñ si amoon lu xaw a bare tuuti léegi nag ma dellu see si ba léegi si sujet bi nga xam doon wax ci Youssou Ndour xam nga ñun Sénégal dañoo yàgg nelawal parce que dañuy wax Petit Gallé ñu naan Petit Gallé mais Petit Gallé am na lu ko jiitu Youssou Ndour pour ñi ma gis ñu lay tontu di wax naan créé na fi ay emploi Youssou Ndour dajale na les jeunes talents du Sénégal mu dajale leen mu ne dafay def la relève xaw ma ndax fàttali ko ngeen comme déet la relève dañ doon jël ñi nga xamante ne Sénégal ce sont des chanteurs ñu dajale leen ñuy nekk chanteuru Sénégal yëpp mu nekk ay jeunes chanteurs gis nga The Voice ni muy def mais Youssou Ndour doon na ko def ani jeunes yooyu mais pourtant loolu bi mu amee ki nga xamante ne moom gagné mu ngi tudd woon Zal la relève
Zal la tuddoon kooku c'est le cousin moo kii ñoo bokk ndey Pape Diouf kooku moo gagné woon la relève loolu xaas bu weex tàll laa ci duggoon parce que moom Samba Jabare Samba la doon imité mais ku mën a way Pape Diouf daa ko way ñoom dinañ ma dégg et que kooku noonu ba mu gagné la relève mooy dañ doon seet nga xamante ne ñoom ñooy sunu mag ñi nga xam dañ daan way ñu jéem a xoolaat seen ay voix c'était une très bonne idée ñu dëkkal leen hôtel mu am ay participation loolu yëpp da cee am xoolal da ngay woote téléphone pour di man pour nit ki ay kiiwam di loolu ay poème di yéeg pour ku gagné et ki gagné woon moo Pape Diouf ñoo bokk ndey ana xaalis boobu kenn xamu ko kenn du ko gis ñu war leen a defal liñ leen war a defal c'est en réponse ak ñi nga xamante ne ñu ngi ci ligne bi ne dañ lay jéem a tontu gis nga si bu mu jógee ci loolu ñooñu di ko topp ndax lim leen diggoon ci alal lim leen diggoon ci lim leen war a defal il n'a rien fait ñooñu topp nañ ko bay ay année ba mujjantal gi seen lépp yàqu ñu toog màgget toog léegi si la doog a comment def seen petit gàlle yaa ngi dégg parce que seen petit gàlle ay xale la yoo xamante ne mënuñu ko topp comme ni ko mag ñi toppee mais hormis loolu nit ki li ngay wax lu nekk danga koy xam soo ko xamul jarul sax nga di ci sonn te muy dëgg gis nga ñun Sénégal dañoo weesu ñuy def ay lavage de cerveau surtout koo xamante ne dafa mel ni Youssou Ndour mu ne ñun daf ñuy defal lavage de cerveau man mii di wax ak yéen si mutuelle d'épargne et de crédit la maçon di liggéey au Sénégal Youssou Ndour dafa ubbi mutuelle tuddee ko Birima dëgg la wala du dëgg waaw mais mutuelle boobu lan la si Youssou Ndour def kan moo financé mutuelle boobu mais c'est des Italiens ñoo financé mutuelle boobu Italiens yi dañ ko jox xam nga ne Italiens yi ñoom seen xaalis fawuñu si ils ont donné des milliards dem leen si internet bi ngeen demandé mutuelle Birima dañoo xam Youssou Ndour bu baax da ngeen di dugg ci internet bi ngeen demandé mutuelle Birima ngeen xam kan mooy Youssou Ndour lan moo taxoon muy daw di topp ci Ablaye Wade parce que dafa duggoon fi nga xamante ne ñooñu soo ko séefee ñoom te defoo normal dañ lay rey en tout cas mu daw di topp Ablaye Wade di daw di topp doomu Ablaye Wade Karim Wade fu Karim Wade dem mu daw topp ci ginnaawam looloo ko indi si Macky Sall ñun xam nañ lépp. topp na ko ba kat ba Doha topp na ko. waaw Youssou Ndour dafa amul pour yëpp population sénégalaise lépp lu mu am ak lépp lu mu ndax yàlla mooy may mais moom lépp lu mu am population bee ko bëgg jox ko. en tout cas kon nañu respecté. au moins at least. nañu respecté moo gën muy raconter du n'importe quoi mutuelle am boobu ñëpp xam nañ ñu mu mujjee ndax comme ñamu lebaloon comme ci lebaloon 500 000 francs wala ñamu lebaloon benn 50 000 francs ñu jël seen garantie gis nga ñamu siy saisir ba ci marché HLM am na ñoo xamante ne bu leen joxee 500 000 la mu saisir si ñoom mat na 5 millions. c'est grave. dem leen marché HLM ngeen laaj leen lan mooy mutuelle Birima ñu wax leen ko xam nga mutuelle fu mu nekk. mu ngi Sacré Cœur. yow na wax école Sacré Cœur buntu bu mag bi. kon ñi nga xamante ne ñoom ñooy tontu di wax naan voilà Youssou Ndour yow Youssou Ndour li mu fi def ak yow li mu fi def Youssou Ndour def na fi loolu Youssou Ndour li ko nëbb ci ginnaaw Macky Sall dafa am dossier am te Youssou Ndour bu demul woon ci Macky Sall dafay jëndox italien yooyu. en tout cas te muy dëkk. léegi nag mënul toog foofu di lekk ñun suñu ay impôt ñu jox ko oto loger nourri blanchi yi bu feebaree ñoo koy faj ba pare mu bëgg ñoo yàpp moo am jabaram ak njabootam xoola gis nga réseau bii ñëpp fi nekk. ñun lépp lañ xam. en tout cas de ñëpp fi nekk. y a tout le monde. fii ñëpp fi nekk. on est voilà bien informé ay doomam sax ñu ngi seetaan. na nga xam ay doomam ay jabaram ay exam. voilà ay kuy gelam wax na nga xam li muy wax moom marché yëpp moo fa dem. voilà
marché yëpp moo marché buy marché moom moo fa dem recruter ay nitam ñu dugg ne dañuy jàppale nit ñi di adhéré ñu koy jox xaalis boole li ko italien yi jox mu ubbi mutuelle am ku ñëw mu lebal la 200 000 francs bu la joxee 200 000 francs jël sa photocopie carte d'identité sa signature ak sa lépp gis nga ba muy ubbi parti politique am photocopie carte d'identité nit ñi la ko ubbee. du ay adhérent moo tax ñu bañ ko moo tax gars yi nand ko Ablaye Wade nand ko mu refusé ko. Sénégalais yi nañu bàyyi di joxe seen copie carte d'identité Youssou Ndour des milliers de personnes yi nga xamante ne ñoo adhéré si Birima muy mutuelle d'épargne et de crédit boobu noonu ñëpp la yor seen photocopie carte d'identité lu ko neex la ciy def moo tax man bi ma déggee ñuy wax waxu malaria ay dañ koy financé ay kii mais xoolal dañuy jël photocopie carte d'identité yi ñii laa am ñoo xamante ne vraiment dañoo c'est des nécessités foo ko teg ñu jox la xaalis ñu génne alal jox la ci loolu la ñuy dund si kaw xale sénégalais yi xoolal gis nga fii kenn moo fi doful xam nga lu ñu def ñun sonn ak damm la ñu def si seen jikko boobu boo gisee tey jii ñii ñu fas yéene taxaw defante ko ñoom c'est parce que seen façon bi ñuy def daf war a jeex. tak maa ngi jéggalu nag bu wér. non sa wax dafa say participation moo pertinente li ngay wax yëpp dafa am foo dafay mel ni da nga ne sa baaraam tuut ci dara loo xam ne sénégalais yëpp nand nañ ko. mun nañ si wax fii ba suba. gis nga fi wax fii ba suba te jeex ndax gis nga mutuelle am boobu. mais Médina mais Néma yow kaay ma may rek ma jox la benn exemple rek comment se fait-il que Youssou Ndour est parmi les artistes les plus connus au monde te Médina la jógee et Médina est parmi les quartiers les plus médiocres au monde maanaam Médina ci quartier yi gën a dellu ginnaaw ci àdduna bi la bokk sama village natal moo gën Médina. sama village natal Médina kër yi ma fa bàyyi woon 1989 jarul dem ba Médina jarul dem ba Médina da ngay gis nga Youssou Ndour demal ci entourage am ña koy musical demal ci ñoom nga waxtaan ak ñoom Faye ñoom même waa ji dee waa ji dee barki Dembo Ndiaye Habib Faye mujj gi bi ñu jaaxlee xam nga ndaw soosu jabaram xam nga lu ñu def ndeysaan dañ ko wutal liggéey ci Macky Sall muy liggéey ci ambassade bi nekk Amérique ambassade Sénégal bi nekk Washington foofu lañ ko wutal liggéey parce que tellement que Youssou Ndour nga xool depuis Nicolas man yàgg naa xam Youssou Ndour xam nga ce qui est bizarre après yow souligne mais Youssou Ndour man dama xam ay doomam dama xam ay yaayu doomam ma xam jabaram yi moi je le connais c'est une personne qu'on connaît Youssou Ndour du exemple xaj sax julli bu mat sax moom du ko def Youssou Ndour dans une société normale ay xaj sax bu ñu groupé je ne parle pas des personnes waxuma ay nit ay xaj sax bu ñu groupé di tànn njiit bu ñu nee Youssou Ndour rek xaj yi dañuy fàq ku nekk day dem sa bor vraiment c'est extraordinaire sister waaye yàlla na la yàlla. vas-y continue. xam nga benn instant xam nga seen code de popularité moom moo commencé wàcc. ndax réseaux sociaux yi xam nañ ne ñoom amuñu fi place moo tax gis naa ñuy dagg yenn vidéo yi di ko jéem a dugal ak yooyu gis nga yéen ñi si réseaux sociaux yi. nañ ñu dimbali ngir yàlla bu fekkoon ne ñoom seen télé yooyu. ñun jot nañ si ñun ñuy informer. di fa def lu baax comme foofu la ñuy seetaanee mais seen télé yooyu comme ñoom lu leen neex leen siy def ñun ñu ngi si suñu ay réseaux sociaux léegi nag ñuy dagg ñoom kenn ay vidéo di ko def xoolal dimbali leen ñu si partager ay wayu Youssou Ndour am na télé am na lépp ñu ngi koy dugal ci réseaux sociaux yi mënuñu dem léegi nag seen ay vidéo la ñuy def pour ñëw di ko dugal fii xoolal man de page bu ma nekk buñ ko fa dugalee ma éliminer ko mu koy éliminer parce que pour lan bu leen ko partager de ne partagez pas bu leen ko partager bu leen ko sax seetaan ba di ko partager mais lu tax ngeen koy partager voilà ngeen ko teg parce que ñoom mënuñu li nga xamante ne mooy suñu ay journalistes dañ leen téye en otage journalistes yoo xamante ne sañu ñoo wax dëgg gi nga xamante ne moo nekk Sénégal pour lan moo tax mu ne moom bu amee dafay dem jëndi satellite mu am jënd satellite comme ça mu mën a téye nit ñi di xool fu leen neex ay théâtre la ñuy teg nañu dem seen télé yi ñu teg théâtre te ñu bàyyi nit ñi ci réseau yi ñu gëstu en tout cas nit da ngay gëstu ñu bëgg ñu ko fekk di dagg ay vidéo yoo xamante ne
seen code de popularité moo jeex tàkk la jeex te day gën di jeex nag moo tax muy def ay way nii comme ça pour ñu naan Youssou Ndour kenn faalew ko ak wayam yooyu noonu gis nga ñoom ak Macky Sall ak ñoom ñëpp ay sàcc la ñoom ak Macky Sall ak seeni ñooñ ak képp koo xamante ne dafa ànd ak ñoom ñun ñoo leen teg maa ngi lay ziar. jërëjëf siste yàlla na la jàmm ak merci xam nga boo leen dégloon nit ñu pertinent ñu mel nii ñun nit ñu mel nii la ñu bëgg ñu ñuy ñëw di yokk suñu xam-xam di wax ci li nga xam ne vraiment dafa am solo c'est ça la réalité mais bugguñu loo xam ne amaluñu benn njariñ bugguñu benn doomu aadama ñëw di ñu wax ay waxu dof nous on n'est pas là pour être maanaam ñu génnee ñu ci li nga xam ne moom mooy réalité bi ngeen jéggal ma sax man bu ma gënaloon sax dañu boycotté làkk français bi nañu concentré wu ci wolof bi français bi jéggal leen ma ci dama koy boycotté di làkk wolof ak anglais sax sur le fond mais français moom defe naa amaluñu benn voilà salaamaaleykum aleykum salaam waaw maa ngi leen di nuyu bu baax ñu ngi lay fay waaw di jaajëfal Guy Marius Sagna ak ñi àndandoo ñëpp génn dem ba ci palais vraiment def nañu un très grand pas mais sénégalais la majorité dañuy bëgg tëdd bëgg ku leen xeexal man je n'accepte pas ni toog demuloo ca xeex ba di leen critiquer je n'accepte pas ça kum ko jaral ba nga war a génn ubbi sa télé di critiquer na la jaral bu dee àll nga nekk nga dagg paas nga dem nga bokk ci ki nga xam ne moom mooy def risque am mooy génn am détermination di naan ay lacrymogène ñu koy jàpp di ko yóbbu ci gri bi mu ci risqué àddinaam ak vie am kooku soo ko mënul wax jërëjëf ak ñamu àndal bul toog ci sa Facebook di critiquer wala ngay saaga soo ko defee doo góor en tout cas de man samay wax neexul waxu kenn neexul dëgg moo neexul dëgg lay wax dëgg moo neexul parce que li nga nar a toogee di ko saaga na la jaral nga dagg ticket ni cëpp jiitu Guy Marius fu mu taxaw nga taxaw épaulé ko en tout cas loolu mooy dëgg soo ko mënul encouragé leen jusqu'à preuve du contraire man noonu laa gisee affaire bi mais loolu mooy dëgg ni nga ko gisee noonu la exactement mais dafa yomb rek nga taal sa Facebook li may wax neexul naan nangam tey moom def na un grand pas ak ñi mu àndaloon ay góor dëgg ngi noonu ci la dëkk ñu am fita ngi noonu grand pas ci la dëkk de grand pas ci la Guy Marius dëkk ma wax la loolu léegi nag bu ndox tuuroo dañuy rootiwaat ñun duñu am an bàq dañuy rootiwaat mooy li Pape Momar wax sànq dama ci ànd affaire bi warul nekk manifestation affaire bi dafa war a tàng jër képp ku lay wax na sedd rek képp ku lay wax non violence mi ngi lekk tàngalu buur wala bàyyi mi ngi lekk alal wala Macky Sall mi leen di fay ay millions te bëgguñu weñ sax naaw weñ parce que ñaari type de sénégalais moo am kii bëgg a dee nekk hôpital nekk ci dans le coma ak ki nga xam ne ni jox nañ ko facture amul lu mu ko fayee ak ki nga xam ne Macky Sall dafa jox ndeyam baayam alal ñuy noos bëgguñu dara yëngatu ci dëkk ba muy am jàmm ñoom ñuy dunde suñu alal di dunde suñu deret ñooñu ñooy wax non la violence ñooñu loolu la ñuy bind parce que ñi ngi lekk ci lu neex ci paradis la ñu nekk ma dellu siwaat Macky Sall kay ndégul tax la déggul cat nit nag bu déggul cat da ngay changer stratégie olof lay làkk de maa ngi lay déglu bu baax dama ànd ak Pape Momar ci li mu wax sànq parce que gaynde gu tax la parce que da ngay gis ni Casamance yi bi ñu jigéen ñi génnee toog ci suuf génne seeni leket nar leenaa defal yëfu cosaan ci saa si da nga daal di dégg information bi wax ni affaire Mamour Diallo justice dana ci nekk en cours pour calmer la situation donc Macky répond très vite quand ça chauffe mais quand ça ne chauffe pas il s'en fout éperdument ak ñu ñàkk jom ñi mu àndal
kon il est l'heure de changer stratégie may wax ni nag ñi génn ku leen mënul encourager bu mu leen sànni benn baatu diingat te tey bépp taxaw may wax ak patriote yi bépp taxaw bu nga xamee ni yeneen koy taxaw Ousmane Sonko ba di ko sécuriser jóg leen ngeen taxawu ko Guy Marius Sagna au Sénégal yaa ngi may dégg bu baax maa ngi lay déglu dama la bëggul dog benn yoon dama bëgg a bàyyi nga wax parce que li ngay wax moo am solo. parce que Guy Marius Sagna li Ousmane Sonko di def moom lay def exactement moom lay def pire il fait pire que Sonko te pourtant il n'est pas candidat. C'est un citoyen lambda normal mais il fait pire que Sonko donc waa patriote yi lay waxal. sécurité bi Sonko am sécurité leen ko Guy Marius Sagna na ñëpp génn. ku lu luy patriote ak dëkk bi mën a nekk yaa xam Ziguinchor yaa xam Kaolack yaa xam Saint-Louis yaa xam Dakar yaa xam New York yaa xam France na ñëpp génn xeexal Guy Marius Sagna parce que li Sonko di def lay def li Sonko bëgg yóbbu Sénégal fa la bëgg moom Guy Marius ñu yóbbu fa Sénégal ba muy risqué vie am chaque jour. kon warul fanaan ci palais bi te nit ñi génnul balaa muy def 24 heures patriote yi na ñëpp génn. man samay wax du neex parce que am going straight to the point man du ma ray dara bés bu nekk nag nit ñi naan bu ñu amoon fukki yu mel ni man wala juróom-ñaar yu mel ni man wala juróom-ñett yu mel ni man ka dana baax ci Sénégal. ñett rek lu leen tere mel ni man ñett yu mel ni yow rek lañ soxla. lu leen tere mel ni man. wax dëgg yàlla. lan moo leen tere mel ni man ils ne sont pas handicapés vous les Sénégalais vous n'êtes pas handicapés. yàlla nañu yàlla musal ci ay Nancy Karimiste ak ay nitu dof yu mel nii ñooy génn di ruube réseaux sociaux yi naan nit ñi dañoo jaloux nit ñi dañoo lii xam nga man Sénégal moi je comprends pas. parfois la médiocrité ñooñu dañuy seen bàyyi ñooy lekk tàngalu buur bu ko fàtte. ñun lan moo tax ñu war a jaloux ci Youssou Ndour ñun dañuy julli. non ñooñu di wax noonu déggoo ma de. ñun ñoo may Youssou Ndour. seen jaloux ci moom Macky Sall 5 millions de francs la leen di fay par mois. ce salaire en tout cas. ñooñu seen bàyyi dañoo am passeport diplomatique ñoom ci seen bopp am nañu ay passeport diplomatique te ci nguuru Macky Sall lañu ko amee donc bëgguñu Sénégal sax weñ naaw bëgguñu dara yëngatu bëgguñu xeex bëgguñu dara ñuy noos di ñii di dee donc ñii di dee nañu jóg Macky Sall gaynde gu tax la déggul ca gaay jóg jot na Guy Marius warul def 24 heures foofu patriote yi jóg leen bu leen seetaan na ñëpp génn na ñëpp mobiliser lii laa am lu ma doon wax. jërëjëf man ak Pape Momar ñoo bokk gis-gis. wasalaam love rek la ñu am pour yow Lara love yow wonderful sister comme ni ma koy waxee man nit ki may naw mooy nit ki nga xam ne day wax lu ma mën a dégg xam nga man tey li ngay wax. mooy li nga xam ne dafa amal Sénégal njariñ. xam nga ñëwuloo fi xam nga ñu bari xamuñu comme li may wax ñëwuloo fi wax ñu sa vie ñëwuloo fi wax ñu sa am wala sa ñàkk-ñàkk yow loolu lijjantiwuloo ko yow li nga lijjanti mooy na sénégalais yi nekk ci jàmm te sénégalais yi ce que je ne comprends pas il faut que ñu mën a comprendre ne ñun suñu problème ce n'est pas des personnes c'est pas les individus nous notre personne c'est notre système c'est le Sénégal moo ñu ñor tey sama xol bi day jeex parce que da ngay dem ba wallahi billahi am na loo ma mës a wax un jour damay toog yenn saay di ubbi sama ay répertoire di lire sa ay message di delluwaat ci sa ay message may trouver ci sa ay message ay cas yu catastrophique yoo xam ne damay ne mais ndaw si kii kan moo koy informer parce que information yi ngay génnee dafa réel ba barki démb yaa ngi may wax benn affaire bu ndaw nga ne ma Sonko c'est le seul opposant au Sénégal man maa ngi daj sama biir bopp mi ngi nii di faraat parce que yow moom ku la xam na ne patriote Pastef nga mais da nga gëm Sénégal d'abord. exactement. te man comprendre naa lu bari lu nit ñi comprendre xam nga à un moment donné ñu bari comprendre ñu ne 97% des Sénégalais qui aiment Sonko
bëggum Sénégal moo tax ñu bëgg Sonko parce que ñun bu ñu déggee parce que nga xaar ma wax la leneen gis nga Mame Diarra Fam su nekkoon candidat présidentiel dinaa lox digganteem ak Sonko sama loxo main droite ak main gauche dinañu xuloo parce que dinaa jéem a xool kan laay sànnil sama carte parce que xam nga Mame Diarra Fam c'est une femme qui est extraordinaire li Sonko di def assemblée lay def day wax dëgg bi lay wax day toog jaar ci diggu dëgg bi wax ko ma ne la quand je regarde cette dame elle me rend fier pourtant Mame Diarra Fam elle n'est pas de Pastef mais man su nekkoon candidat présidentiel tey diggante Mame Diarra Fam waxuma la candidat am xawma kuy candidat am waxuma lool de moom nit ki laa wax moom ci boppam moom bu nekkoon candidat tey ni kon sama carte dinaa ko lox-loxi diggante moom ak Sonko parce que ñaari nit yu bëgg seen réew a ngi nii ñaari nit yu bëgg Sénégal a ngi nii mais ginnaaw loolu damay dugg ci réseaux sociaux yi tey di gis ay nit yuy bind di critiquer ay Guy Marius Sagna di critiquer xale yi nga xam ne ñoom ñoo génn mais kan mooy bëgg Sénégal Guy Marius Sagna boo koy bañ booy bañ Pastef critiquer Pastef boo bëggee critiquer parti politique bu la neex critique mais Guy Marius Sagna kenn waru ko critiquer dëgg ci Guy Marius Sagna kenn mënu ko kii di Abdou Karim Gueye kii di Guy Marius Sagna nit yooyu ak ñoom Alioune Badara ces jeunes là Badara Mboup ak ñeneen mais ces jeunes patriotes là kenn waru leen critiquer dëgg ci yoon un médiocre comme El Hadj Diouf dof na ba léegi dafa sangu ji saafara xam nga El Hadj Diouf il a perdu la tête mani vidéo yi mi ngi tourné mais xam nga il a perdu la tête man bi ma njëkkee gis vidéo bi dama defee ne montage la léegi ma ne sama benn nit demal nga coytul ma xam nga El Hadj Diouf nee naa la am na fu ñu lié El Hadj Diouf famille am na fu ñu lié xam nga bugguma dugg ci ay détails yu bari mais on est lié du côté de ma femme pas de mon côté moi yàlla bu ma bokk ak nit sénégalais yëpp mbokk lañu sénégalais yëpp ay déedéet mais mbokk bu jege xam nga dafa grave nee naa la bu ma la wooyee sous la table ma wax la ko da ngay tëb donc jabaram sax jabaru seetam bi seet ki mu sàcc si Souleymane Jules Ndéné avant ñuy am problème nii avant man ak El Hadj Diouf ñuy am problème nii on était de bonne rumeur mais boo xoolee même Facebook bi fu bari moom moo fay dugg léegi ndeysaan fu mu ñu gis saagakat la bu mag léegi dafa jommi comme jëkkër ji dof na parce que jëkkër ji léegi dégg naa dof na dégg naa vraiment il est devenu fou parce que on est arrivé sur lui yegg nañu ci moom xam nga gis nga politiciens yi xam nga li ñu xamul li dal seytaan ci côté yàlla ba nga xam ne jullitu àdduna yëpp dañ ko saaga xam nga seytaane dof na mais li dal seytaane moom mooy ñëw waaj a dal politicien sénégalais yi parce que ku fi génn di fontoo nit ñi dinañu dal sa kaw ba nga xam ne lépp dëgg la mais ma ne Ousmane waaw Gadio su amee fit Gadio su amee fit bàyyil ma doomu xaram góor jigéen bu ndangam tàndeyam boobu kooku ñëw Amérique fii Gadio ñëw Amérique fii xam nga loolu moo tax Tunkara buy xuloog sénégalais buñ may accuser ma leen di daggal ay ndey Gadio góor jigéen bi ñëw Amérique fii ñu jàpp ko FBI mu jaay ay partenaire am il les a vendus Gadio n'a pas passé la nuit en prison Amérique bépp góor bu ñu jàpp ci scandale bu mag a mag tu n'as pas dormi dans la prison tu es sorti le même jour tu as parlé yuuxu nga ñun tëj nañ ma kaso j'ai fait 1 an électronique amoon na électronique de ci tànk bi waaw mais ci biir kaso bi dafa wax pour am électronique boobu après li mu def dafa coopérer ak ñoom doomu xaram boobu toog mu ne moom day joxe ay leçons de morale góor jigéen sàcc voleur menteur voilà tu nous emmerdes Cheikh Tidiane Gadio sa doom yaa ngi fii Amérique di ñu déglu vous nous emmerdez dites à votre papa qu'il nous emmerde bracelet électronique bi comment ça fonctionne doomu xaram sénégalais yi dañoo war a xam pour bu Gadio ubbeetee gémminam gu rëy googu wax leen bracelet électronique bi comment ça fonctionne voilà nañ ko laaj bracelet man maa leen koy tojal yax bi pour ñu xam ko parce que sénégalais yi mënuñu ko xam bu baax pour bu ëllëgatee bu ubbee tawee làmminam boobu ba làmminam bu ndaw bi di feeñ ñu wax ko
bracelet électronique bi ci USA comment ça fonctionne bracelet électronique bi forme prison la boo xamee ni sa tànk nga koy takk soo ko takkee ci sa tànk dafa am heure boo xamee ni da ngay wax sa heure sangu boo nee man le matin 8 heures lay sangu day sonné ànd ak téléphone fixe bi nga mën a dugg ci ndox mi lampe bi fay lampe bi bracelet bi fay nga dugg sangu 10 minutes 10 minutes nga ko wax 10 minutes 10 minutes nga génn mu sonné waat lampe yi commencé tàkk lampe bracelet bi mooy amatoo droit dugg ci ndox mi tant que sa heure sangu beneen jotul bu dee da ngay liggéeyi mën nga liggéeyi heure bi ngay wàcc da nga koy wax su heure bi passé bracelet bi day sonné te FBI police da lay jël si buntu aéroport amoo droit taxaw ci boo taxawee fépp foo xamee ni dafa am maanaam électronique dafay sonné léppay biip ñëpp wëlbati ku tiit ñu xam ni yow la police daal di lay woo ci saa si sa portable laaj la what's going on location bi nga nekk loo fay def gis nañ la parce que dañ la enregistré ci système GPS ordinateur u police foo taxaw xam nañ ko foo dugg xam nañ ko da nga war a tëddi guddi du la fekk ci mbedd mi 6 heures sa biir kër la lay fekk donc chaque jour sa routine la amoo droit dem ci port amoo droit dem aéroport amoo droit voyager amoo droit def lenn parce que lampe bi moo lay signaler au niveau de la police loolu la ko takkaloon Gaajo. mais Gaajo yaa ñàkk dem. maa ngi jéggalu xam nga dafa am lu reetaan lu sax. gis nga temps yi bi ma soogee génn noonu di xeex ak Macky Sall. di saaga ndeyam naan damay dem Sénégal ak duma dem waa APR yi de waa APR yi seen duulkat yooyu ñu fayoon fii ci dëkk bi saagakat yi. waaw ñu ne ma mënuloo dem Sénégal dangaa takk bracelet électronique léegi. man ci biir 1 million marche bi ma doon créé benn nit boo xam ne suma xarit la mu mas maa woo téléphone ñuy waxtaan di waxtaan ma ne ko après léegi ñuy planifier suñu demu Sénégal xam nga pour te dire ni fen bonee nit ki il m'a appelé et il me dit voilà vraiment dama bëgg pour nga xam rek nekk ñun dinañu dem mais garaawul yow même moo mënul dem comme dégg naa yow da ngaa takk bracelet mais dama toj dama mujjee mënuma ko muñ dama toj sénégalais mën nañ laa sosal ba sosal la jabar boo takkagul Sénégal a neex mais ñoo mën a duul Cheikh Tidiane Gadio Cheikh Tidiane Gadio dem leen ngeen seetaani ko nee naa leen am na loo xam ne di ngeen ko respecté Tunkara incha allahu rabbi bu ci yàlla àndee mooy lan mooy sama wax yii may wax nii tey ñëw leen ngeen tegalaat ma ko fukki at ci kanam di ngeen gis ne que dara du ci soppeeku parce que man doomu lakkat laa lépp lu may génnee sama gémmiñ j'assume mes responsabilités xam nga yaay astu waxuma lii pour tiitaru yenn saa yi damay wax sama jabar sax mu xool ma mu gis ne que je suis trop direct mu mer mu ne ma yow xanaa gisuloo ne xale yi ñu ngi fii ngay wax ma ne ko déedéet man damay wax loo xam ne sama boroom laa ciy seet mais du ma toog bañ a ragal sama boroom wax li may wax ne parce que nit laa ciy seet déedéet damay wax li nekk ci man dama koy wax parce que ëllëg ak si biir dinaa ko layoo ak sama boroom donc bu ma amee lu ma wax dama koy wax mais quant à Cheikh Tidiane Gadio boo leen ko déggee bi mu fi créé parti politique am bi ak lim fi waatoon ne du transhumé du nangam du lii du lële comme Souleymane Ndéné Ndiaye il faut me fusiller nit yu mel noonu génnaat di wax ak sénégalais yi ay nit di leen déglu loolu yàpp yàlla la yàpp sénégalais yi la am nga ay nit yoo xam ne mënatuñoo wax ba sénégalais war leen déglu xam nga man na ngeen ma jéggal te yàlla tax li tax may déglu Ousmane Sonko baal leen ma man promouvoiruma ko comme ni ma leen waxee wóoruma sax ne moom laay votel wala du moom ki may votel yàlla moo ko xam ndax élection jotagul mais li tax ma respecté doomu jàmbur boobu c'est billaay wallaay li mu doon wax assemblée nationale daawaati jéeg ren li mu doon wax ba léegi boo xoolee waxam ni même catégorie wax gi la ragalul ne doomu aadama bii mi ngi may xool ragalul ne kii mi ngi may jéem a intimider ragalul ne wala mën nañ maa jàpp ragalul ne mën nañ maa gaañ ragalul dara mi ngi wax li nga xam ne moo nekk ci moom te ñi ko attaqué yëpp am na bëgg bàyyi laa doon seetaan démb mu am lu am solo mu ko doon wax ñi attaqué Ousmane Sonko yëpp soit dof nañu ñii ñu ngi naan a jël loog ay pion wu dof wala ñii sànni nañu seeni ay tubéy wala ñii seeni ay jabar fase nañ leen parce que tout simplement mi ngi wax li nekk ci moom
exactement. C'est ça la réalité. ba pare Ousmane Sénégal mooy dëkk boo xam ne dafa raflé dëkk. c'est ça sama kaay sama balaa may juum sama benn doom ju baax ndeysaan mu ne yow waxal ci Assane Diouf moo tax ñu xam la defe naa dafa juum xam nga lii laay waxati yaa astu tu as vu ses médiocrités sama sœur. mais moytul tontu mbóot yi. dafa am ci live ay ñoo xamee ne ay mbóot lañu. mënoo tontu mbóot yi parce que farata moo la tax a jóg. farata bi mooy Guy Marius Sagna. ndeysaan mu ne waxal ci Assane Diouf moo tax ñu xam la te pourtant ndeysaan. d'accord Assane Diouf loolu taxul ñuy wax. yow Assane Diouf non mais adduna yow Assane Diouf di nga wax ci moom di nga def. ndeysaan mi ngi may jaxase di nga wax ci moom chaque jour. mais Assane ngi sant yàlla te mi ngi wax soxla. wax dëgg yàlla tey dans l'immédiat. man Assane Diouf du sama ennemi sax wax dëgg yàlla. dama bëgg nga déglu ma dans l'immédiat nit ñi waruñu paf. nit ñi waruñu fo. man biñ may xam boobu man xamuma Assane Diouf c'est ça le problème. loolu mooy problème. damay tëye benn wax di ci répété di perdre beaucoup de minutes. loolu you wasting time. dama bëgg nga déglu ma. Guy Marius Sagna dans l'immédiat moom mooy actualité waroon fanaan ci jeel bi dañu koy libéré nañu ko libéré suñu ko libéré patriote yi laay woo. en tout cas loolu Guy Marius ni Sonko mel ci ñun ni Sonko mel ci ñun ne Guy Marius mel ci ñun. dama bëgg loolu mu leer. Macky Sall naka leer ak état-major na ko leer waa police na ko leer ci waa prison. ni Ousmane Sonko mel ci ñun noonu la Guy Marius Sagna mel ci ñun. patriote yi laay lancer message. jëm leen ngeen protéger. ñu xeex Sénégal xeex li ñuy xeex képp ku leen ni bul xeex mi ngi lekk ci xaalis bi képp ku leen ni bul xeex doomaram la képp ku leen ni kenn xeex doomaram la vampire la imbécile la c'est un cannibale mi ngi lekk suñu naan suñu deret lu leer nag laa la wax parce que ñuy dee hôpital as liis war nañ leen a sauver Guy Marius mi ñuy téye te dafa war a xeex tey lan damay dem buntu palais mënoon nañ encadrer marche bi mais taxul ñu dugg biir palais kër yi nekk ci biir palais kenn du ko mais ñuy jaay domba ñaaw ñàkk combay bëgg a dee yoo xamee ni gouvernement bu ñëw ñu ànd ak ñoom garde rouge dafa xewi garde rouge dafa xewi yëfu colon la loolu jaamut France la jaamu tubaab bi garde rouge boobu ca taawu Lat Joor la woon Lat Joor mosul sax am garde rouge loolu yëfu colon la yëfu tàggat la yëfu doomaram la nañu jël suñu culture garde rouge bu taxaw rek nekk ay estati di estati c'est pas joli du tout dafa xewi ñu ngi ci 2019 xoolal ma gaa yëpp jóg pour Guy Marius te sa xoolal sa arme yooyu nga am xam nga ma de man xam nga Jóob laa man Lat Joor sama maam man Lat Joor mooy sama maam te nekk sama maam direct la man Lat Joor sama maam direct amul intermédiaire Lat Joor Ngoone Latyr Diop saa xewal soxna Fatma Kamel Momar Yacine Diop jur Mor Diop jur ma ca Pekes sama baay dafa waroon a falu ndom ba tànk ca Kajoor doon maamu buuri moo tax nii ma mel nii rek laa war a man amee jóobeen bu ngeen gis nag muy traître dafa romboon rek waaye bokk fa de boo ma de jóobeen pire. kor lay doon may ma une seconde koddu set koddu Diagne dama bëgg nga am tuuti yar ak teggin nga bàyyi ñu wax suñu waxu normal boo fi wax ku ci déconné nga bloqué you don't have time for bullshit you don't have time for shit koo ci gis muy déconné nga bloqué ndayam mu jeex tàkk jéggi ligne dinaa la bloqué ok mani xoolal il faut les bloquer Sénégal xamuñu xoolal masla dafa jeex boo waxee lu dul naka da xoolal koo fi dégg mu wax ci sa live lu la neexul bloqué ko dootu la déggati bul saagati fii kenn bul fi wax kenn lu dul naka si noonu ay faux profil lañu yoo xam ne ay góor lañu góor yoo xam ne dañuy jël turu jigéen débat bi ñu am tey tout simplement sur Guy Marius Sagna la Guy Marius Sagna ak Youssou Ndour boo ci bëggee participer mën nga cee participer boo ci bëggul participer c'est pas grave du tout voilà nous on n'a pas de problème on n'a pas de débat on n'a pas d'histoire avec Assane Diouf c'est un frère à nous ñun ñoo xeexal Assane Diouf il faut ngeen bàyyi loolu xel voilà donc Assane Diouf c'est notre frère ay jaxase ay nit rek yoo xam ne amuñu problème donc nga wax li la ñor boo amul dara loo wax bu dee da nga am problème donc nga génn ak sa problème moi je ne suis pas là dans vos
non bloqué rek bés bouton bi rek. xanaa yow doo yow ñaata nit lañ déglu yow da ngay dem ba ay millions de personnes di la déglu bloqué mbalit mi yow tamit. Voilà, donc Kodou, tu es bloqué, hein? Tu es bloqué parce que comme on réglé, c'est fini. You don't have to answer those stupid money. Continuel. Voilà. Gis nga xam nga Sénégalais fu mu toll fu mu yàgg. Yàgg. Voilà. ci yàgg la ñu toll gis nga sa page Facebook boo gisee loolu bul ko lii da ngay dóor sa baaraam rek. continuer ko baaxul quoi ay foutaise di. non xoolal dafa am ñoo xam ni. seeni baay yi ñuy lekk alalu réew mi ñooñu ñooy dugg ak faux profil te duñu doon jigéen de ay góor tapet la ñuy doon yoo xam ne turu jigéen la ñuy def ay góor lañu parce que Macky Sall a plus de 300 éléments yoo xam ne ci cybercriminel bi la ñuy nekk tasaaroo ci Facebook bi tur yëpp jël nañ ko tur yëpp yenn saa yi sax nga am signe Pastef nekk ay doomaram lu leer nag laa la lii damaa bëgg yéen ngeen xàmmee ko du signe Pastef boo gis Pastef la déedéet ay éléments Macky Sall parce que ils sont payés pour ça chaque mois dañ leen di fay ñii ay 300,000 ñii ay 400,000 dañuy toog rek yore ordinateur bi dugg di ruube xoolal bloqué naa seen nday ñoom ñëpp maa leen xàmmee man nandite laa loolu laa bëgg nag nga nekk nandite bul tontu del bloqué seen nday déggoo ma de. te muy dëgg. guerre day stop mondial nit da ngay am bon waste your time for those idiots. loolu rek laa amoon lu may wax nañu focus ci Guy Marius booy ñëw na nga delloo si na nga indaale armes yi sa armes yi teg. rajaxe parce que dañuy rajaxe bi fépp la. merci rajaxeel je t'encourage. merci wasalaam merci. voilà gars yi ne vous déconcentrez pas comme niñ koy waxee toujours il y a un problème dans ce combat boo xam ne dañ koy bàyyi xel parce que tamit ñun Sénégal moo ñu intéressé Sénégal moo ñu tax a jóg te toujours boo nekkee ci xeex di nga gis ay xale yu yore deku. On a essayé ça, woon nañ ko fii ak audio cet audio de Kouramaki boo leen gisee xeex boobu ñu ma fi doon ger yëpp di wax lu ñaaw c'est parce que dans l'audio ndeysaan lakkum wolof dama fi juumoon ma ne voilà man duma baadoolo j'ai fait une erreur catastrophique parce que tamit wax sax yàlla sax bëggul nit ku xambulul donc mbir mi gars yi jël ko tasaare ko ci diggante xale yu yaradeku yi ñu génn fi di saaga lu ne def nañ ko lu ne wax nañ ko ma trouvé ci nag ay naafeq yu bari parce que àdduna moom nee nañu tant que deewuloo di nga gis lu ne donc je suis réveillé j'ai appris beaucoup dans cette histoire donc sama yaay daan na ne toujours mu ne àdduna moom kuy def te yàlla tax rek toujours Dieu sera de ton côté kuy def te nit tax nag sa maanaam sa remerciement du yàgg parce que ci àdduna bi rek lay yem lépp loo def ngir doomu aadama ci territoire àdduna bi rek lay yem boo demee ci sa bàmmeel du la fa topp te mais boo defee ngir yàlla non seulement di nga am territoire àdduna bi mais di nga am aussi bu yowmal xiyam ce que je veux vous faire savoir dama leen di avertir nag avertissement la bu baax Sénégal kenn demul parce que sénégalais moo mel noonu y a des problèmes de jalousie des problèmes de méchanceté et des problèmes de médiocrité gis naa yéen a ngi laam-laameel dara ñu ngi jéem a créer benn tension y a Ousmane Tounkara y a Assane Diouf y a des personnes nii lay commencer gis ngeen leen ñu ngi bind parce qu'ils veulent tout simplement créer cette animosité ne xaaral ñu créer ñaari groupe Ousmane Tounkara et ceux qui n'aiment pas Ousmane Tounkara ñun ñëpp ñu booloo mais man comprendre leen moi je suis infatigable te résistance bi nekk ci man yàlla moo ko def ci man duma dellu ginnaaw man sama xaalisu bopp moo ma financé soxlawuma kenn jàppale ma soxlawuma kenn dimbali ma soxlawuma kenn xeexal ma soxlawuma kenn waxal ma mën naa waxal sama bopp mën naa xeexal sama bopp mën naa défendre sama bopp Assane Diouf c'est mon frère et il restera toujours mon frère sama xarit la sama frère la et il restera toujours dans ses conséquences man nee naa leen man sama papa El Hadj Hamadi Tounkara la tudd ñi ma xam Afrique dem leen ngeen laaj ma moi j'ai déjà fait tous les pays de l'Afrique je parle presque 17 langues à 11 ans j'avais déjà la capacité de travailler avec 200 millions de francs CFA kenn taxul ñu xam ma ci àdduna kenn amul benn doomu aadama boo ko laajee Assane Diouf moom il te dira en tant que mon frère bi may xam Ousmane Tounkara ci Amérique booba man dem naa sama bopp sama yoon
c'est mon frère, c'est mon ami. Du affaire xamé, du affaire ñak xamé, on n'est pas là pour ça. On n'est pas en concurrence. Nekkuñu ci concurrence. Assane Diouf, il a fait une histoire au Sénégal. Histoire la def Sénégal. Ndax man Ousmane Tounkara tay ñu bari yalla ak yonenté bi ginnaw yalla ci réseaux sociaux. Assane Diouf mi ñu attaqué moma fi dugal. Dañu doon néewal doole sama frère. J'ai pris mes moyens et mon temps et mon énergie. Je n'ai jamais pris un franc sur quelqu'un. Ma ñëw ma dimbali doomu aadama boobu ndax loolu. Et je le fais toujours par des personnes. Léegi laa leen wax ne musuma wax ak Guy Marius Sagna. Guy Marius Sagna, on n'a jamais parlé au téléphone. Te pourtant buñ ko jàppee damay xar sama tànku tubéy xaru ba mu génn ci. Abdou Karim Gueye, je l'ai parlé presque une fois au téléphone. Ben yoon laa ko mas a wax. Toutes ces personnes, si nous avons un problème, damay ray sama bop ndax ñom parce que man Sénégal mo ma ñor. Moi je défends les personnes qui n'ont pas de voix, de voiceless. Assane Diouf tay amna voix, c'est mon frère. Il a sa voix billahi. Assane Diouf ku ko xam na ne man na xéxal bopam. Donc il faut arrêter ces affaires de fumistes, ces affaires de mélange, ces affaires de nafiq man doxuma ci. Assane Diouf sama xarit la, sama frère la. Boko yé 3 heures du matin nga ne ko hey mu ne la Ousmane Tounkara benn nit la boo xam ne daf ma bëgg te yàlla tax te xaarul dara ci man xaaruma dara ci moom c'est mon frère. Je n'attends rien de lui, c'est mon frère, c'est mon ami. Et c'est ça, c'est là ça s'arrête. Seen médiocrité yi gis nañ ko ak seen diryanke yu ron yi ay diw moo tax ñu xam la ci réseaux sociaux Ousmane Sonko tamit boo paree man je ne suis pas là pour Ousmane Sonko. Man Ousmane Sonko indiw ma fi. Assane Diouf moo tax ma ñëw ci réseaux sociaux yi bi ma ñëwee ma découvrir sama bopp ne mon pays va très mal. Donc je suis resté parce que ngor nit boo joxee sa kàddu ay doomu gor sa man damay dem yenn say ma abandonné ma toog ma noppalu je reçois 10 000 appels ne ma frère boo jógul àdduna tukki na y a des problèmes. Donc si mon pays, mes frères et sœurs ont besoin de moi, je serai toujours à leur service. Toujours. Même 3 heures du matin, je serai à leur service. Mais quand il faut ngeen bàyyi affaire caaxaan te personne nul déglu leen ma de nul ku ñëw fii nga manqué fi nit respect on te bloque koo fi saaga moo la gën a kannasu sama làmmiñ bii ku ma pare ci yow dootoo tekki dara man maa leen ko garantir. Am na ku ma ko waxoon am na koo xam ne waxoon naa ko laaj leen ko anamu kenn déggatu ko man ragaluma dara ku ma xam. bu ñu la nee Ousmane Tounkara ne leen yee ko 3 heures du matin boo ko nee gaynde ngi buntu këram mu génn ragal yab yàlla la. Donc s'il vous plaît arrêtez vos médiocrités et vos impolitesses ku am reewande na nga dem sa kër baay nga defi ko fa sa baay moom këram mën ngaa toog ci ëttam nga def fa sa reewande kenn du la ko tere. Baax naa ci ñëpp je respecte même les bébés même xale bu juddu démb dama koy respecté man noonu laa mel ba nga jéggi ma teg la sa place donc que ça s'arrête. Bu fi kenn ñëw ak médiocrité wala impolitesse kenn nag ku ñu yónni nga lekk sa comprimé dof nga dem ak moom ci àll ba je ne tolère rien ici fii amuñu laisser passer ku fi ñëw nga jéggi tali ñu jaar sa kaw ak koo mën a doon nag ak koo mën a doon je passe sur toi c'est ça. Donc wax ji leer na nañu continuer encore ci li nga xam ne moom mooy li ñuy wax tey sujet bi c'est Guy Marius Sagna. Guy Marius Sagna est un frère patriote ku mu neex nag nga def lu la neex man ne me demande pas mes avis bu la neexee suba boo yeewoo ñu ne la guerre mondiale moo gën ci yow ñëwal indil bring it on you gonna find out. Guy Marius Sagna ñun li ñu intéressé ci moom mooy dañ ko gis toujours bu ñuy xeex Sénégal bu ñuy xeexal Sénégal mu génn xeex. C'est un activiste qui respecte le Sénégal et respecte les Sénégalais c'est ça la réalité. Kooku bu génnee di xeexal Sénégal ñu fekk ko ci mu am jafe-jafe dafa war ñun ñu génn ñu supporter ko loolu mooy réalité dafa war ñun ñëpp ñu génn ñu ànd ak moom man de Ousmane Tounkara moi je vais faire le sacrifice ñaan naa ci doomu sénégalais yi nag kenn mënul wañaar loxo kenn mënul forcer kenn ndax fii àddina la ku ne yaa moom sa bopp yaa moom sa temps ku nekk yaa moom sa Aïda Amar waaw mën nga woote ci messenger bi Aïda parce que fii mënuloo fee jël nit Aïda Amar mënuma jël nit directement sur la toile mais soo
soit soo amee sama WhatsApp nga woote ci ma jël la parce que defe naa on était dans des groupes ensemble donc war nga am sama WhatsApp soo wootee je te prends sinon aussi boo bëggee nga woote ci messenger bi Ousmane Tounkara ma jël la Aïda Amar voilà donc boo wootee rek incha allah dinaa la jël mais comme ni ma leen ko waxee